parce que y a des révélations à faire dinañ wax ci actualité mais dañuy tijjee rek d'abord tëjee ko manifestation bi nga xamante ni sitting bi waroon am tey te patriotes yi rek noonu laa leen mën a wooyee parce que amul benn récupération bu ci am patriotes yi nekk ci Facebook beeg Sénégal ak fépp ñoo booloo doon benn say organiser un sitting pour wax non à la dictature non à la forfaiture donc loolu noonu tey jii la waroon am mais par commodité ñu pousse ko ba le 26 waaw le 26 incha allah ci la loolu di am marche boobu noonu donc na ko ñëpp waaj képp koo xam ne yaa ngi Sénégal na waajal loolu bu leen déglu mukk yàqkat yooyu nga xam ne dañuy taxaw naan nekkuñ Sénégal ba pare di wàccee nit ñi ñun fii suñ coobaree bopp bàyyiwuñ fi wallahi azim kon maa ngi bëgg ñëpp di leen xamal ne le 26 incha allah na ñëpp teew ci marche boobu sitting boobu nga xam ne patriotes yi ñoo ko booloo def ko. dinaa wax ci autoroute bi nga xam ne xawma ilaa Touba xawma ilaa Toje ay sëriñ bi ñaanal na Macky day am deuxième mandat yooyu yëpp dinaa ci ñëw mais comme ni ma ko titré am na loo xamante ne xew-xew bu mag bu xew ci réseaux sociaux yi semaine bii nii démb ak barki démb ak barkaat yi démb mu nekk benn enregistrement boo xam ne daa concerné ku ñuy wax Ousmane Tounkara jiite 1 million marche ak Coura Macky nga xam ni amul opposant bu mu bàyyi waaw Ablaye Wade day saaga Ndeye Ablaye Wade day saaga Karim Wade day saaga Khalifa Sall ñëpp lay saaga donc enregistrement boobu jàpp naa ne ñëpp déglu nañ ko jarul ma ko fiy tegaat mais man awma lu ma ci bett de trop parce que man dama xam nit personnellement man nit bu ñu jëflantee rek bu ñu jëflantee benn yoon ñaari yoon rek billaahi mën naa détecter ban genre nga dinaa ñëw na chronologiquement ci li may wax parce que bëgguma mu doon yàq der wala mu doon sos su ko naree doon yàlla na ma yàlla rey maa ngi waat ne lépp loo xam ne mu ngi génn sama gémmiñ gii di jëm ci sujet boobu billaahi wallahi taalaahi dëgg lay doon ku mu neex nga gëm ku mu naxadi nga weddi du ma nangu ñu nekk ñun suñu biir ñu naan ñun ñëpp benn lañu nañu booloo déedéet gis nga sincérité dafa baax dëggu dafa baax man doomu aadama buy dund du ma dégg may wax ci kaw lii di wax leneen ci suuf su ma ko naree def yàlla ma yàlla rey loolu baaxul ñun dañoo nekk ay patriotes man am na ñoo xam ne je les comprends le fait que gëmuñu ne am na ñu naan sax ay montage la ay leneen du benn montage moom confirmé na ko démb que ni kenn monté wu ko moom da ko doon enregistré luy ndeyu sax d'abord nit ak nit ngeen di sekk waxtaan ngeen di enregistré non honnêtement quoi nit ku jub nit ku ñu war a wóolu man même samay noonu yàlla xam na ko maa ngi téléphone yu bari fii waaw amul benn téléphone bu ci am enregistrement nit billaahi du ma ko def pour lan man kay mën naa ne yow yaa ma waxoon nangam bu ma waree ut seede man sama kàddu doy na ma ndax du may fen man sama kàddu daf maa doy ndax du may fen je ne mens pas waaw ma bëgg nag ngeen déglu bu baax waaw parce que du ay montage luy ndeyu ay Coura Macky di la woo nga koy décrocher luy ndeyu moom ci jëmi boppam mu naan ay dama ko doon enregistrer luy loolu pourquoi au nom de quoi fuñ ko teg man du ma xeex ak samay noonu Coura Macky rek laay rëbb man guddi yuñ toll ay Coura Macky Mame Gor Diazaka ñooñu noonu duñu wax
Wade lu baax duñu wax Ousmane Sonko lu baax ngay dégganteeg ñoom téléphone mu lay piéger comme xale ah mu lay piéger mais luy ndeyu loolu man Mame Gor Diazaka fu ma woowee ku mel ni ay Mame Gor Diazaka ay Gaston Mbengue Coura Macky ku ma ci woo duma la jël parce que doo dégg lu la neex waaw boo déggee rek nga xam ni ñu tàmbalee waaw namm naa la gëj naa laa dégg yaa affinité dama leen di tegal benn vidéo pour ngeen xam que ni man je suis dama ci war a wax waaw vidéo bi bon attendez hein may leen ma tuuti rek gis ngeen ko nii lii direct info la bu ngeen duggee YouTube mu ngi nii di ngeen gis ngeen li ñu bind titre fii dafa jot prend la défense de Ousmane Tounkara contre les accusations de Coura Macky sur les vols lii nii c'était en mars mois de mars la woon mais xaaral ma redresser voilà ngeen gis titre bi bu baax a baax waaw dafa jot prend la défense de Ousmane Tounkara contre les accusations man duma tricher lii nii live bi avant ma ko doon def xaaral da ngeen di déglu leen live bi li ma ci waxoon d'abord lii mois de mars la mu ngi nii le 25 mars. am na benn vidéo bu ma gis gars yi kërëng xam nga diñ jéem a distraire ci affaire de Ousmane Tounkara xam nga parce que xam nga Assane Diouf nii lañ fi nekkee woon ñi lañ fi nekkee woon génn fu nekk ñu dugg fa Assane Diouf da doon def nangam Assane Diouf amul këyit loolu yëpp xoolal ñun intéressé wuñu man maak Assane ba géej gi di fer waaw tant que nag mu ngi wax ci lii naqar di Sénégal ci naqaru Sénégal maak Assane ba géej gi di fer loolu du ci nit mën lan la ci nit mën. c'était le 25 mars nag dama leen koy rappeler lii. ay doomeraam yoo xam ne tekki wuñu dara yow ndaw soosu ku la xool xam ni mandikat nga. Coura Macky xaw ma Kumba Macky ay doomeraam yoo xamante ni tekki wuñu dara dañu bëgg a distraire ay Ousmane Tounkara nangam ak nangam loolu intéressé wuñu Ousmane Tounkara la muy dund États-Unis ak nangam moom amul compte bu may rendre man Galsen amul compte bu muy rendre Pa Assane mii amul compte bu muy rendre Viviane Safi sekkuñu ko amul compte sekkuñu ko sénégalais la mu war a wax ci Sénégal mu ngi mel ñu ne ki rëy nit 20 ans ñu tëj ko kaso 20 ans génn warul wax ci Macky Sall quoi boo waxee ñu ne noo yoon noppi fii nga fi rëy nit sa dëjëw ndey lu tax duñu wax ci réew mi ñun vie privée nit ñi taxuñ ñoo jóg waaw souvent damay gis gars yi yenn ñi ay boo ñemee waneel sa kanam boo kiyee ñeme waa lu tax ngay nëbbatuwuñu sama vie privée ak yooyu man maay kan ak yooyu loolu yëpp bu leen intéressé bu leen lijjanti kan la jaajëf pulo ñang maa ngi lay jégalu bu baax nag maa ngi lay jégalu bu baax a baax di jégalu bépp pël koo xamante ne of këni nañu bàyyi di lijjanti vie privée nit ñi Assane Diouf vie privée am na doom fële man loolu intéressé wu ma yàlla xam na ko intéressé wu ma Assane Diouf day naan day tux day def nangam intéressé wu ma c'est le discours bi nga xamante ne mooy génn ci gémmiñu Assane Diouf c'est ce qui intéresse Galsen c'est ce qui intéresse les patriotes. dama koy dagg foofu rek c'était juste pour vous montrer que ni il était une fois Galsen a pris la défense de Ousmane Tounkara waaw kon bu leen jàpp ne dafa am loo xamante ni tey nuñ koy waxatee daf ma ko def wala comme ñoom nuñ koy faral di waxee
ay jalousie la ak iñaan la déedéet live bi gis nga bi ma ko defee ba pare le 25 mars la woon une semaine lañ ci teg ma gis ay photos yu circulé ci réseaux sociaux yi ma gis Ousmane Tounkara Françoise Hélène Gaye ak ku ñuy Coura Macky photo wu ñu ne ñoom ñëpp benn lañ te li ma gën a naxadi mooy live bi man avant ma koy def Ousmane Tounkara bu dee mu may dégg dama ko woo téléphone ne ko est-ce que xam nga Coura Macky dama dégg benn gel di la attaqué te ñun ñoo bokk combat bi déglu leen baax li may wax ñun ñoo bokk combat bi dama dégg benn femme di la attaqué ku ñuy wax Coura Macky mu ne may wallaay xaw ma ko waaw benn kii la bu nekk xaw ma Las Vegas mu ne ma xaw ma Kumba Macky la tudd xaw ma Demba Macky man nit ñee ma woo sax di ma ko wax mais xaw ma ko dégg nga de ma ne ko ah bon ma ne ko léegi comme demee na noonu man dinaa dal ci kawam bu dee d'accord nga ci billaahi mu ne ma waaw non amul problème moo waral live bii nii ma doon défendre Ousmane Tounkara je ne l'ai pas monnayé musuma ko laaj dërëm wala nangam wala martaat déedéet kooku sekkuñu ko dama bëgg muy leer waaw ba ma ko doon def parce que bu ngeen dégloo live bi bu mel nii dama ko defal Assane Diouf bi ko waa nuñ koy xatee Sénégal de la vérité doon attaqué waaw di génnee vie privée Assane naan dafa def ay xawma lan ak lan extorsion de fonds ma ne leen on s'en bat les couilles ñun ay patriote lañu man Galsen sama personnalité ñaata jabar laa am sama dil yi may teg ak yooyu non yooyu dil yoonu kenn nekku ci te man ba tey Ousmane Tounkara dil yi bu dee day dil ay otoog day sàcc kooku man ça ne m'engage pas du ma ko juge ci loolu mais nag enregistrement bi ñu dégg loolu ça concerne le combat koo xam ne man dama dal ci kawam ñu teg ci une semaine Ousmane Tounkara bi muy dem di wax ak Coura Macky di photo ak moom naan Sénégal ñun ñëpp benn lañ ba Coura Macky demaat seen panel ne wàccee naa Françoise ak Ousmane Tounkara li jóge woon ci man mënuma wax fu mu toog te tegee ma jàpp li ma xam ma ne comme ñoo bokk combat bi man damay jël samay distance mais du ma ko wax dara pour bañ a yàq man ma jël samay distance waa dafa jot nag bu ngeen gisee boobu ba léegi dafa jot ak 1 million mu demee nii ñun fii ay como newuñ fii on sait discerner le bon et le mauvais ñun xam nañ kuy soox kuy tappale ak kuy dëggal ñaata yoon yéen mës ngeen dégg dafa jot ci affaire 1 million wala dara wala Galsen Live wax ci déedéet parce que da ngay déglu seen discours lépp ay noo waxi jalousie la waxu man laa wax man personnellement dinaa leen ko avouer tey mës naa leen ko wax mais dinaa leen ko waxaat man su may jaloux je suis jaloux de Aline Badara Mboup de Lamine Gueye Ndiaye madame Maïga ay Viviane Babacar Sall gars yi nekk sur le terrain man dama leen ñee parce que je suis un homme de terrain man ñooñu laa iñaane ba nga xamante ni bu ma sañoon nekk seen place yàlla dogalu ko billaahi waaw su ma gisee ay nit di wàcc sur le terrain man loolu laa mën loolu laa gën a mën que toog nii di babarder déedéet waaw toog nii di wax ay live nii c'est parce que sama partition ci xeex bi nii rek laa ko mën a defee wax yàlla dogal na nekkuma Sénégal fii nii mooy loolu mënuma fi def benn combat kon ay ñii dañoo iñaaneeg nangam le fait que waaw Guy Marius Sagna ay Animal Jim gars yi nga xam ne ñu ngi sur le terrain chaque jour di mouiller le maillot man ñooñu dama leen a ñee ñooñu dama leen jalouser am naa jalousie si ñoom parce que ñu ngi def loo xam ne mënuma ko actuellement ndax tënk nañ ma mais pas koo xamante ne da ngaa toog sa cabine wala keneen koo xam ne fële la xaw ma fu mu nekk di tararari rek waaw ñun dañu am palmarès mouvement dafa jot dafa am palmarès bi mu am kenn amu ko fi ku soxorul rek ku soxorul war nga mën a xam ku soxorul war nga mën a xam ni mouvement dafa jot
li mu def Sénégal malgré le nombre malgré ay coups bas te dinaa dugg ci détails yi dégg ngeen fi ay défection ay gars yi ñu naan ay bàyyi nañ dafa jot ak naan Galsen dafa nekk di buum yooyu yëpp ay fen la loxo 1 million mu ngi ci woon mais on n'a pas dit waxuñ ko ci live bi gën a récent lay ñëw muy manifestation bi ñu defal Assane Diouf on a fait une récente manifestation ñun waa dafa jot ñu initier ko ak assaniste yépp woo presque 1 mois wala max minimum 3 semaines avant woo ñëpp ba ci Ousmane Tounkara ñu jox ma seen accord que ni voilà mooy loolu mais à ma grande surprise 2 jours après moom Ousmane Tounkara mu woo ma ne ma waaw moom fàtte woon na ni seen 1 million bi dañuy def benn seen lancement officiel bi même jour bi ñu jàppoon donc ñun suñu libération Assane Diouf bi nga xam ni libération Assane Diouf bi nga xamante ni ñu ngi koy def le 3 boobu su ma juumul c'était le 3 ñu pousse ko wala ñu changer date bi parce que ñoom 1 million dañuy def seen lancement officiel dégg nga de ñu ne ñoom dañuy def seen lancement li jóge woon ci man am naa kersa parce que su doon sama morom non doon naa ko tontu mais de nature man dama bëri kersa te bugguma di toroxal nit mën naay wax Macky Sall lu ne parce que kooku moo xeex bee ko laaj mais man pour toroxal nit nii mënuma ko waaw dinaa ci ñëw te di ngeen xam lu tax donc ba yabal ay nit ñoom bi ñu gisee que ni ñun on a maintenu notre date def ngeen ko Ousmane Tounkara def na live ne ñoom duñu changer dara def nañ li ñuy def ba pare duñu changer seen date dugg na fii génn na fii dégg ngeen de ma ni man am ku ñu woo yabal ko pour mu baab man Galsen pour ñun ñu dindi manifestation bi nga xamante ni dañ koy defal Assane Diouf ndax seen manifestation loolu noonu ñu def ci salle ba noonu loolu noonu ñu doon def seen salle boobu noonu seen xawma lancement officiel la xawma loolu noonoo tax ñu ne déedéet ñoom duñu bàyyi ñu ne ok amul problème ku nekk na def yëfi boppam mais mooy loolu man ay ñëpp benn lañ gaw ma ndey loolu man du man naafiq ba nay taxaw naan ñëpp benn lañu nit ñu dëggu ñi ñooy ànd naafiq yi ñooy ànd man mënuma ànd ak naafiq waaw mën nañ ma traiter de tous les noms mais du ma ànd ak naafiq te du ma def yëfi naafiq yi itam léegi nag bu ngeen bi loolu weesoo ba ñu defee yëf yi ba pare bu ngeen seetloo pour wan leen ni Ousmane Tounkara il calcule le vendredi 2 la dindi photo de profil am changé ko def ci photo Assane Diouf pour manipulation wane ni il est avec Assane dégg ngeen de waaw biñ ñëwee suba la ñuy manifester Assane mu dindi photo de profil am vendredi Abdourahmane Fall bu dee sama kanam nga bëgg a gis doo ko gis yaa ngi dégg bu fekkente ne loolu rek moo fi taxalu bu léegi nag bon boo kiiwaatee insister je te bloque et puis on continue voilà donc Ousmane Tounkara boobu la changé photo de profil am le 3 man maa ngi gis seen bi nga xam ni li yëpp manipulation la parce que déconné nañu xam nañ ni déconné nañ léegi pour opinion publique bi que ni waaw Ousmane Tounkara soutient Assane Diouf mu changé photo de profil am dem leen dugg ci photo profil am di ngeen gis le 3 vendredi 2 Ousmane Tounkara changé na photo profil am def na fa 2 semaines nag photo de profil boobu noonu waaw biñ toogee 1 semaine après manifestation bi dindiwaat na ko def beneen boo xam ne tant que muy bindee ne tant que Assane Diouf yaa ngi ci biir en anglais yaa ngi ci kaso bi je te soutiendrai yooyu yëpp ay manipulation la on a tout vu non il faut que sénégalais yi xam li ñuy def nii c'est assez sérieux waaw du foo am na ñoo xamante ni dafa même buñ koy topp après bu ñuy dem ànd ak ñoom après ñoo xam mais ñun suñu partition dañ koy def ñoom lu ñu xam ci Galsen bu ñu yoree sama photo lépp bu ñu bëggee sax bu ñu ma ko laajee ma jox leen ko je ne me cache pas man maa bëggul wanewu rek mais il faut que yëf yi leer te lépp dina dafay leer tey bi ñu defee manifestation Assane bi man ñun waa dafa jot
wax dëgg yàlla satisfaction totale lañ ci amoon liñ ci bëggoon am nañ ko ci tey résultat baa ngi nii Assane Diouf dañ koy juger waaw Assane Diouf dañ koy juger le 26 suma juumul donc ñun li ñu bëggoon am nañ ko mais ñu def live ci guddi gi ku ñuy wax Ousmane Ba du Ousmane Ba mi nekk Canada de beneen Ousmane Ba Ousmane Tounkara dugg ci biir live bi ne waaw moom xawma lu tax xawma nan bu dee cotisation la moom na man de cotiser naa wax jooju metti Viviane Safi metti madame Maïga metti Ibrahima Faye metti waa dafa jot ñëpp ba ci man mii bu ngeen seetloo sax laay boobu man bi mu coupé moom Ousmane Tounkara man maa dugg démentir mais waxuma waxu xaalis waa dafa jot yëpp ne dañuy wax dañuy leeral affaire de 50 000 francs boobu Ousmane Tounkara cotisé bay am fitu taxaw ci télé ci Facebook naan cotisé naa waaw bi mu yónnee Saliou Diop 50 000 francs pour cotisation 1 million immédiatement ba ko Dada Ndour trésorière bi adjoint trésorière récupéré dafa jot dañoo woote réunion boo xam ne man fekkewuma ko ne xaalis bi dañ koy delloo xaalis boobu dañ koy delloo ñoom ñoo xamoon seen raison que ni duñ ko jël nañ delloo xaalisu Ousmane Tounkara man bañ ma ko waxee Lucky Bernard moo ma woo ne ma bro démb def nañu réunion mais dañ ne xaalis bi Ousmane Tounkara yónnee 50 000 francs la je précise dañ koy delloo ma ne ah mais lu tax ñu ne ma non am na yoo xam ne ñu ngi koy dégg ci suuf nañ ko delloo balaa caafa xëm ma ni man de awma boobu doole biir dafa jot ngeen def seen réunion ay magum jëmm bàyyi seen yitte def seen réunion jàpp dara man ma ñëw di ko dindi man awma boobu doole li ngeen wax par principe dama ciy ànd mais su ma ko fekk woon mënoon naa jël beneen position mais ndax man xaw ma toroxal nit parce que loolu toroxal la waaw dañ ko toroxal moo tax ñu delloo xaalis bi Saliou Diop bañ ko delloo xaalis bi Saliou Diop daf maa woo am nu mu waxee ak man sama yaram daw ma ne ko Sali man de ba ñuy jàpp loolu fekkewuma ko mais dama ko valider dama ciy ànd parce que je suis solidaire dafa jot lu ñu réunion ba jàpp ko man dama ciy ànd mu ne ma loolu rafetul de dimbali ma rek man xaw ma naka laa koy waxee Ousmane Tounkara man aussi ma nekk ci benn dilemme ndax Sali mu ngi may ñaan ñu jëlaat xaalis bi yaa ngi dégg waa dafa jot ne ñoom xaalis bi duñ ko laal waaw ne xaalis boobu ñun duñ ko laal soxlawuñ ko wax ji bëri wala cëp bu ngeen gisee après kii ndeysaan looloo indi wax ju bari waaw looloo indi wax ju baree bari pour wan leen que ni ñun dañoo mës a jël suñu écart waaw ak Ousmane Tounkara ak nuñ koy waxatee 1 million bi Ousmane Tounkara déconné wax affaire de xaalis bi mais ñëpp a jóg ne dañuy wax malheureusement bon ou bien heureusement Viviane génn na def ay révélation ñu dem baab Ousmane Ba mu dindi live boobu noonu man wax naa ci Ousmane Ba wax na ci mais dañu supprimer live boobu bi Viviane Safi duggee doon wax waaw am na ay vocal yu ñu def ci suuf pour Ousmane Tounkara xam ni xaalisam dañ ko delloo xaalis bi dugaatul dafa jot kooku na leer ak nu mu mënta demee même bu dugaatee dafa jot ñun je suis fier de vous yéen ñi jëloon décision boobu noonu yéen ñi jëloon décision delloo xaalisu Ousmane Tounkara je suis fier de vous ndax tey jii nii moom Ousmane Tounkara jox na leen dëgg que ni matul àndal déedéet jox na leen dëgg man fekkewu moom su ma ko fekkee woon ci sama yërmande mën naa ci opposé wu ne non xaalis bi buñ ko delloo comme dugg na ba pare waaw mais xaalis boobu symboliquement même bu ngeen jàppee ni Ousmane boo jàppee ni lekk nañ sa xaalis symboliquement rek gàcce la xaalis boobu nga joxe ko ba pare ñu delloo la ko waaw ñu bëree ngi taxaw naan waaw xaalis bi delloowaat nañ leen ko laaj leen seen coordinateur nangam ak nangam gis nga man dama nekkoon entre le marteau et l'enclume
waaw Sali Diop ak Ndey Diouf sëru Assane fii di ma ñaan ñu jëlaat xaalis bi waa dafa jot fii ne xaalis bi kenn du ko jëlaat man ma bañ kenn mer ci yërmande ma bañ waa dafa jot mer ma bañ Sali Diop mer ma ni comme demee na noonu xaalis bi Sali boo dadaa récupéré delloo woon na la ko ba pare mais récupéré goo ko donc comme demee na noonu xaalis bi dootul duggaat dafa jot mais mel na ni symboliquement jël nañu ko jëlal xaalis boobu Sali Diop nga transféré ko Ndey Diouf noonu la demee de léegi ku jàpp ne xaalis bi dafa jot jël na ko kooku sa problème la kooku sa problème la mais li ma bëggoon dinaa ñëw nag ci 1 million bu baax lu tax dafa jot bokkul ci biir 1 million kooku dinaa ci ñëw mais lii doom à homme la li may wax nii waaw li may wax doom à homme la waaw mënoon naa ko def par privé mais su ma juumul ku ñuy wax Lamine Gueye Ndiaye nekk dafa jot madame Mayga Thiès Diène ñooñu duñ ma bàyyi ma fen xam nga lu ma leen wax bi ñu bëggee di attaqué ay Lamine ñoom ñëpp def nañ vidéo vocale pour dal ci kaw ma ne leen Ousmane Tounkara de am na benn ci comme ni mu ko waxee moom saay-saay bu ne ci moom bu ngeen ko attaqué publiquement wala man Galsen ma attaqué ko publiquement mooy am dëgg sama kaw kenn du ko attaqué publiquement parce que nit ñi duñu comprendre le fond nit ñi duñu comprendre le fond waxoon naa leen ko de waaw tey jii nag yàlla jox na ma dëgg waaw ni am na nit ñoo xamante ni gis nga yi ñuy def ci suuf maa ngi beneen vocal bi Viviane defee révélation yi ci live Ousmane Ba déglu leen Ousmane Tounkara li mu wax ci dafa jot déglu leen. comme ni ma la ko waxee woon y a toujours les mêmes boucans avec les connards là dans les réseaux sociaux xaw ma yow looy seetaan ba doo ko gis mais dama bëgg nga interpeller leen comme ni ma la ko laajee woon c'est ce que je veux que tu fasses gisuma nag kenn laajagum leen dara da ngay dem nga wax leen ko waa dafa jot ak ñoomeen seen yëpp comme ñoom ñooy yàqkat yi ñoom ñooy taskatu àdduna yi je veux bien que tu ailles les interpeller ne leen léegi comme c'est nous qui avait dit que vraiment Ousmane Tounkara sa xëy na waxoon xaalisam c'est un cadeau poisonné te fi mu tel nii Assane a ngi soxla ñun ñëpp soxla nañu léegi nan dem ñu cotiser loolu nga leen di wax danga leen koy wax ba pare danga leen koy interpeller danga koy teg seen toile yi ñoom ñu gis ko s'il te plaît. donc bu fekkee ne leerul rek mën naa ko tegaat ngeen dégg ko bu baax mu ne waa dafa jot ñoomin seen les cochons de ñi nekk ci réseaux sociaux yi waaw mu ngi manipuler un gars mu ngi koy manipuler pour kooku dal ci waa dafa jot kooku génn publiquement ne ñun waa dafa jot nañu génn ci combat Assane parce que Ousmane Tounkara moo engagé wu fay lépp Turki jàmm ñun ay gor lañ ay garmi lañ suñu ndey dafa liggéey comme ni ndeyu Assane Diouf liggéey du ñu ay baadoola de comme ni nga ko waxee Assane Diouf baadoola la foofu moom heureusement sax rus naa ci ñenn ñi mais xorom doon na ci dagan mais du ma la xorom mais le fait que nga taxaw ne Assane Diouf baadoola yow doo baadoola comme Assane Diouf dégg ngeen vocal boobu des na yu bëree bëri yoo xam ne pour protéger sax ay nit la pour protéger ay nit yoo xam ne jox nañ ma ay vocal te dinaa leen wax benn révélation yàggul dara def naa benn post bind ne waa ji nee na tant que tasul dafa jot du am jàmm Ousmane Tounkara mii la woon te xam nga wax jooju ci ku mu jóge ci Assane Diouf de la ñu seeti dafa bi prison Assane Diouf la nit ñëw fekk biir prison ne ko Ousmane Tounkara nee na tant que tasul dafa jot du am jàmm Assane Diouf moo ñu ko wax ñun kenn waxuñu ko Assane Diouf gémmiñam ak nopp waa dafa jot ñu ko seeti woon dégg ngeen de dafa jot ku dul suñu borom mënul ci moom lëfal ndeyam ku dul suñu borom yàlla mi ñu tiim ku dul moom ñun
ñu ngi cheminer ñu ngi dox suñu dox képp ku gis nga ay affaire de wane kanam ak yooyu noonu bu jotee dañ ci yegg de bu jotee dañ ci yegg pour wan leen ni man dafa jot fii laa ko teg sama nafsu bii ci laa ko teg kii konk laa wax yaa ngi jéem dara pour kërëng-kërëng parce que am nañu fi nekkatuñ fi du ma tudd seen tur ay nit ñu gëmul dara xaalis rek a leen taxoon jóg dégg nañ ni Ousmane Tounkara yor na xaalis ñu jël suñu mouvement bëggoon ko jaay 1 million dugal ko ci biir 1 million ñu ne leen ñoo bañ pourquoi ñun ñu bëgg a jug un jour suñu mouvement liñ fi defagum yépp un bon jour benn nit jógee fële créé li muy créé ñun ñu ne na walla def ne ñëw rek dugg ci doomu xaraam yaa ngi fii ñoo xamante ni démb ak barki démb bu leen xamee ci réseaux sociaux yi Assane Diouf a tax tey bàyyi nañ Assane Diouf ndax 1 million am nañu sax osé génnee ko seen làmmiñ ne leen Assane Diouf bu génnoon sax mënuñ leen bàyyiloo 1 million yéen a kat seen ndey ay nit yu am njëkk ngeen Ousmane Tounkara man bi ma juddoo ba tey Ousmane Tounkara bi ma juddoo ba tey yow tu es la seule personne bu mu mës a dégg mu ne man sama loxo jot na sama ginnaaw wallahi azim amul façon nit nag bu ma gisul gis naa ay milliardaire ba tàyyi tu es la seule personne dans le monde entier ci ñi ma xam ku toog publiquement ne man des comme sama loxo jot na sama ginnaaw allahu akbar comme man sama loxo jot na sama ginnaaw man musuma ko dégg ci àddina ci gémmiñu nit man lu ma mës a dégg diw de comme loxom jotul ginnaawam nañ ko dimbalee nangam loolu laa daan dégg mais ni kuy toog publiquement di vanté wu man xam nga sama loxo dafa jot sama ginnaaw xam nga man nangam man maa dàkk Macky Sall man nangam loo tax su ma gisee ñenn ñi naan non bu ma wax ak Ousmane Tounkara au nom de quoi bu bàyyi leen ma bu leen ma seetaanati dem leen ngeen seetaan ko bu dee ay fen ngeen bëgg di déglu saa su ne dinaa ñëw ci lépp nag dara du fi nëbb du ma suturaal kenn daan naa suturaal am na yu bëree bëri man Galsen man maa taxaw man maa opposé wu pour kenn du laybal Ousmane Tounkara ak 1 million ba suñu biir panel dañ ko fa signé ne buñ leen fa sax tudd waaw dañ ko fa kenn du leen fa tudd ci lenn kenn du ci wax lépp pour éviter histoire ñun ay gor lañ de ñun ay gor lañ destitué ñëw biir mouvement dafa jot mooy bi ñu paree suñu kii bi am ñoo xamante ne plus de 10 membres presque 10 membres génn ñoom ñu jàpp ne tas nañ day mouvement dafa jot mais Galsen sax bu ngeen ko génne woon dafa jot recruter ko du tax mouvement dafa jot fay taal bu yàlla taal la Galsen ci boppam bu ngeen ko neen ci retiré du tax mouvement dafa jot fay du ma la saaga de bu ma la saagaa rek tooñ la du ma la saaga Ousmane Tounkara billaahi du ma la saaga mais naa la yedd aussi ndànk rak waaw li nga def ñaaw na rafetul du yëfu gor comme ni ngay toogee naan patriote nga déedéet patriote du dealer ak ennemi waaw parce que lii boo ko déggee dealer ak sa ennemi la waaw Coura Macky laay wër pour xorom jobbu ndeem yow nga dem di dealer ak Coura Macky dafa jot am na ñoo xam ne Aline Badara Mboup wala Lamine madame Mayga ku ma ci déggoon nga naan yaa ngi sympathiser ak Mame Gor Diazaka yàlla xam na ni mooy loolu da ngay dem mbaa ma dem du ñu bokk panel te je défie quiconque nag koo xam ne yaa ngeeg loo xam ne c'est compromettant waxuma ay photo de man samay photo ngi fépp waxuma ay photo ay Galsen fii la nekk ak Galsen nii la mel yooyu du révélation dama ne ngeen nag doomu aadama buy dund yi may déglu ñëpp nag je défie tout Facebook nañu génnee benn vocal laa wax boo xam ne Galsen moo ci nekk di wax naka sudul noonu di doxaan di wax ak jigéen wala dara du ngeen ko gis ñu day photo nag yaramu nen sax génnee naa photo
waaw kon dama bëgg Ousmane Tounkara bu fekkente ni y a un minimum de respect pour les gens bàyyi langaamu bi 1 million man contre ma projet 1 million mais yéen ni ngeen ñu ci bëggeen boole woon ñun loolu lañ bañ ñun waa dafa jot toog Fadel Dieng toog xam nga di jël nit ñi xool waa Facebook bi ñëpp ñi ci gën a influent di dugal rek man dama jékki-jékki ñu ngi nekkoon réunion appel de bureau ma jékki-jékki dégg gis benn panel bu ñu ma dugal ma gis ay vocal boobu temps Cheikh Ibra Canada sax mu ngi Cheikh Ibra Canada boobu temps mu ngi woon ci biir panelu 1 million boobu noonu sur le champ ma informé les membres du bureau am ñu ne Galsen foo sëy sax a ko wax Galsen sànq am na loo wax ci panel boobu mais yow yaay suñu personne morale di toog ñuy dégg ñu ne suñu coordonnateur am na beneen coordonnateur kooku du ñu neex génnal panel boobu ñii ne déedéet ñii ne waaw majorité bi ña ca ëppoon ña fekk woon réunion bi ne génnal foofu sur le champ ma quitté biir 1 million parce que dañ ne ma Galsen Fadel Dieng respecté wu la su la respecté woon dalay woo parce que sekkoon nañ ko nag Fadel Dieng du woon toog guddi heure bu ko neex dama daan tëdd sax mu woo ma jël ko waxtaan projet ni lépp nekkoon na dafa jot moom Fadel Dieng nekkoon na biir mouvement dafa jot ci bureau bi nag laa wax waaw fa la nekkoon ba mu génnee dafa jot moom moo ne ma génnee ma ci bureau bi après ñu liggéey étroitement ma ne ko d'accord ma retiré ko ndeke 1 million la dem bokk ci Ousmane ñun kenn mënuñ jënd xaalis duñ taxat beewul wala di dem ci yenn yi di jël ñi nga xam ne nag ñu ngi leen doon gis suñu bureau di leen récupérer benn par benn di dugal 1 million di récupérer ñi am complexe retirer seen bopp ña nga fa des ba génn nañ dafa jot mais kenn déggatu leen barki Serigne Bamba am na ñu si doon coow fii ñi nekkoon biir dafa jot ñu leen doon tudd subaa ngoon guddeeg bëccëg dafa jot a taxoon de du yéen Galsen dafa jot a tax ñu koy dégg de bu génnee dafa jot kenn dootu ko dégg ñu retiré leen ñoom ñépp dugal biir dafa jot bëggal biir 1 million mais le minimum xam nga loolu sax Clédor Sène wax na ko ci vidéo mel ni da nga yor sa benn doom xam nga jël ko dugal ci benn panel waaw projet bi tudd na 1 million nii lay doxee fii lañ koy defee soxlawuñu xalaatu kenn l'essentiel topp leen suñu ginnaaw ñu dem def yéen a yabaate ñun bokkuñu. Guy Marius Sagna ba mu gisee liggéeyu dafa jot dafa jël téléphone am woo suñu secrétaire général ne ko dañu bëggoon ngeen bokk suñu plateforme dañuy def plateforme bu tudd FRAPP ñu ne d'accord dinañ ci waxtaan. Aline Badara bi mu ñëwee expliqué ñu ne ko mais pourquoi pas ñun xeexal Sénégal moo ñu tax a jóg Abdourahmane Sow bu COS M23 gis suñu liggéey rafetlu ko woo Aline Badara ne ko dañu bëggoon ngeen bokk ci benn plateforme bu tudd pencum askan wi fa la ñu bokk FRAPP pour muy leer ñun duñu suiviste mouvement dafa jot du suiviste waaw 1 million idée bi xëy na baax na de mais ni ngeen ko tëggee parce que da ngeen bëggoon mu am borom da ngeen bëggoon taxaw ñu ne Fadel Dieng moo ko jiite Ousmane Tounkara moo ko moom yéen ñi si des ñëpp ay doomaraam ngeen topp leen suñu ginnaaw loolu ngeen faussé parce que joxoo leen cër nit ñi joxoo leen respect nit ki boo ko respecté jox ko cër da nga koy woo ne ko kat lii laa nar noo ko gisee. 1 million États-Unis lañ ko defee tudd na lu tudd mais nañ gis beneen tur bu gën comme mbooloo la ñëpp a ngi ci biir pourquoi pas sax mu bañ a am tur révolution yi am Afrique fii nii Égypte amul tur Burkina révolution bi fa amul tur Tunisie révolution bi fa amul tur man li ma gën a naqadi am ndey mouvement ba noppi ne non lii du mouvement projet la. live bi dama leen di expliquer que ni waruma ko woon def tey
waruma ko woon def tey bu ngeen am na ku nekk dafa jot wallahi azim neewoon naa ko le 1er de janvier bii lu nit di wax ba duma live leeral affaire de Ousmane Tounkara boobu temps yàlla moo ma tim vocal bii audio moo kuramak yi amagul billahi wallahi ma wax ko carrément parce que ça suffit dafa doy quoi naxaate bi waaw mais dama ne woon damay bàyyi ba marché bi jàll parce que su ma ko defee avant dinañ jàpp ne dama bëgg a déstabiliser wala dama bëgg a yàq marché bi damay bàyyi ba marché bi le 1er janvier ma dal seen kaw wax lépp mu leer mais yàlla dogal na il faut que ma wax parce que c'est spontané maa ngi gis mu ñàkk jom taxaw ne non non day miim ba ñenn ñi naan waaw Ousmane Tounkara c'est expliqué non yéen xanaa du ngeen réfléchir xanaa du ngeen réfléchir wala da ngeen bëgg ma tegaatal leen lii déglu leen waat ko bu baax a baax li Ousmane Tounkara wax du mokkura Macky rek lay waxal moom ku mu woo foog ne ni mën na laa jënd mën na laa manipuler am na ñu mënul jënd ci àddina de mu yéen am na ñoo xamante ni kenn mënu leen jënd dégluwaat leen ko. Il y a toujours les mêmes boucans avec les connards là dans les réseaux sociaux xaw ma yow looy seetaan ba doo ko gis mais dama bëgg nga interpeller leen comme ni ma la ko laajee woon c'est ce que je veux que tu fasses gisuma nag kenn laajagum leen dara da ngay dem nga wax leen ko waa dafa jot ak ñoomin seen yëpp comme ñoom ñooy yàqkat yi ñoom ñooy taskatu àdduna yi je veux bien que tu ailles les interpeller ne leen léegi comme c'est nous qui avait dit que vraiment Ousmane Tounkara sa xëy na waxoon xaalisam c'est un cadeau poisonné te fi mu tel nii Assane a ngi ñu soxla ñun ñëpp soxla nañu léegi nan dem ñu cotiser loolu nga leen di wax da nga leen koy wax ba pare da nga leen koy interpeller da nga koy teg seen toile yi da nga koy teg seen toile yi ñoom ñu gis ko s'il te plaît. heureusement ka nga doon waxal nit la sax ba jéemu ko waaw heureusement ba ki nga doon waxal nit la ba jéemu ko voilà ñu ngeeg yeneen nag waaw nit koo xamante ne dafa foo ci kaw la muy wax ci kaw ak la muy def ci suuf du benn ñun ba ñuy wax dafa jot ne Ousmane Tounkara bëggul Assane Diouf génn ci kaso bi du tey te fi ñu njëkk a jëflanteeg moom la ñu sukkandiku figurez-vous gis nga bii muy njëkk a jël xaalisam xaw ma xaalisam la xaw ma xaalisu Akon xaw ma xaalisu kan la lijjantiwuma loolu mais li may lijjanti mooy jour boobu noonu bi Malika di ñëw Sénégal conférence de presse ba gis nga est-ce que gis ngeen fa waa dafa jot parce que ñoom dañ ñoo teg dil moom Ousmane Tounkara ak Ren Diop nga xam ne bàyyi na Assane Diouf ndax Ousmane Tounkara waaw lépp dina leer bàyyi na Assane Diouf ndax Ousmane Tounkara Ren Diop ak lépp Assane toog di la tudd si live am di la sant di la gërëm ku la xam ne mooy loolu man xaw ma sax Ren Diop moo ko daan dégg rek ci Assane Diouf waaw tey jii nii ñoom ñëpp démissionné nañ bàyyi nañ Assane ti faa xam lijjanteetuñu sax ay dossier am ils font semblant da ngay gis bu ñuy live sax ba ñu bëggee gars yi ñëw urgent affaire Assane Diouf du nouveau nga ñëw ñu lay wax seen bopp man moo tax du ma woon seetaan nday live yooyu duñu surga duñu suiviste Malika ba mu jógee États-Unis ñëw foofu la ñu décelé premier lacune Ousmane Tounkara Malika dem ànd ak sëru Assane Diouf prison gisanteeg par erreur Assane wax ba am téléphone wax Ousmane Tounkara toog ci live jël téléphone am jël kiiwam di tararari rek di xooteeku rek waaw Malika nangam gis na Assane ba mais loolu dafa jural problème bu rëy Assane Diouf premier erreur ngi noonu deuxième bi dañu contacter Galsen man ne ma dañu bëggoon def conférence de presse pour Malika bu ko defee ñu def conférence de presse ñu ne d'accord yaa ngi dégg may leen ma rek
conférence de presse boobu de dadaa jéggal ma de bloqué naa la te tayuma ko wala non bon du yow laa bloqué Amadou Diaw laa bloqué donc Malika bi mu ñëwee Ousmane Tounkara woo ma man moo ak Sali Diop ñu nekk ñun ñett kundung ci benn panel pour ñun waa dafa jot ñu organiser naka la ñuy defee nuñ koy xatee conférence de presse ba lépp jaar yoon ñu def bilan dem laajte saal Lamine Gueye Ndiaye sonn ci trop laajte saal ñu def ay journaliste ak lépp ñun ci réseaux sociaux yi la ñu yëgee ni Ren Diop ak xawma kan Pape Diouf ñooy organiser kii bi hôtel xawma ban hôtel billahi wallahi que ni ñoom ñooy organiser conférence de presse bi te yëgaluñ ñu ko ñu ne garaawul amul problème ñu def réunion ñu ne comme mbiru Assane la rek garaawul nañ ci dem mais comme jour boobu noonu bu ngeen fàttali ko suñu première participation ci France dégage mooy marche bi ñu doon def pour lutte contre l'homosexualité ak la franc-maçonnerie benn vendredi la woon ñu dem ñu jàpp ci Lamine ak beneen membre ci asso moo tax mujj ñu dem ci conférence de presse bi dafa coïncider dégg ngeen de waaw ñu rocci conférence de presse bi suñu loxo te yëgaluñu ko ñu dem def seen conférence de presse mu fiasco waaw benn membre dafa jot moo fa nekkoon muy Babacar Sall bu France moom dafa jóge woon exprès pour ñëw ci conférence de presse Ren Diop woo ko te dafa xuloo woon ak moom ay yëz toroxal ko ba sonn woo ko di ko saraxu pour Babacar Sall dem ci conférence de presse bi représenté ko fa dégg nga de conférence de presse boo ko seetaanee sax xam ni dafa fiasco même dara léegi ñu ne marche bi vendredi la woon conférence de presse bi mardi la ñu war a def marche ambassade ñu woote réunion de crise parce que xam nañu ña ñu jox yooyu munuñ ci dara ña ñu jox liggéey boobu munuñu ko ñu woote waat ma ni Assane Diouf jaral na ma lu ne bu dee Assane Diouf kese lañ koy defal garaawul damay bës sama xol rek accepté malgré que teg nañ ñu dil fële annulé nañ ñu salle bi defoon nañu réservation bi lépp mais ñu bàyyi mu sedd léegi ñu ne léegi xawma kii bi mardi la dugg na fii génn fii consigne bi ñu joxoon Malika mooy borom mbubb yu xonk yooyu waa dafa jot bul dem ci ñoom loolu la consigne boobu lañ joxoon Malika jour marché bi ña ko fekkee woon ñépp gis nañ ni début bi ca buntu ambassade ba Malika ñëwee yéeg ci kaw xeer bi di wax dafa ne écarté waa dafa jot ne leen pousse leen nii woo ñi soloon t-shirt yu weex yi ñooñu wër ko malheureusement ñooñu bariwuñu woon Malika ba mu yéegee gendarme bi ne ko wàccal manifestation bi jeex na jóge leen ndey fii ñoom ñu dugg seen oto dem ñun ñu taal suñu oto ne du fi yem manifestation bi dañuy dem yeggali ji ko Géejawaay ñu ba ñu yeggee Géejawaay nag ba Malika gisee Ndey Diouf sëru Assane la ñu tegal lu metti ne ko Malika comportement bi mu am ñu nag ci ñun na ko xoolaat Ndey Diouf ne loolu lu mu mën a nekkee mais ay consigne la Malika mënul jóge Sénégal États-Unis ñëw xamul kuy mouvement dafa jot xamul ña fa nekkoon ñépp comprendre nga mu bëgg a écarter waa mouvement dafa jot ñun defaluñ ko woon Malika moom victime la woon rek parce que bu ngeen ko gisee effacé wu na sax ci yooyu nekkatu ci yooyu waaw pour wan leen ñoon di li ñu yàgg a teg ay dealer lañu voilà kon damay tëj page boobu rek ndax dootuma ci waxati bu ma ci kenn woo nag ku ma ci woon naa saaga sa ndey bu ma ci kenn woo ci suuf di ma laaj explication wala dara bu ma ci kenn woo sekkatuñu ko bu ma ci kenn woo waaw ku ma ci woo dinaa la liveal publiquement ku ma ci woo dinaa la liveal du ma ci waxati parce que après mooy loolu buzz ngeen ciy jële waaw parce que lii man maa ngi defal promotion 1 million ak Ousmane Tounkara ak keneen du dëgg dootuma ci wax nag
mais dama bëgg rek Ousmane Tounkara man conseil boo xamante ne bu dee conseil nit koo xamante ni am na ci yow yërmande dana lan nga am retrait nga génne sa bopp ci xeex bi di génne ci sa bopp parce que lii gàcce la boo xam ne man de bu ma daloon dinaa rus a toogaat ci live di démentir naan xam nga ñun ay naan di tëla ñoo ñun ay saay-saay la wax dëgg gàcce mënul weesu lii wax dëgg man ba may njëkk a déglu vocal bi non honnêtement laa wax ci kaw laa toogoon damaa wàcc si suuf sama yaram di daw parce que man bëgguma nit di toroxal nit Coura Macky li mu def rafetul man rafetluwuma ko waaw parce que man di enregistrer nit yooyu man nekkuma ci du ma enregistrer nit mais aussi enregistrement bi du question de ay Clédor Sène ay Coura Macky yi c'est que maa ngi moom nanga maa ngi ak ay enregistrement ay waa APR looy sekk ak waa APR ah xoolal bi Sidiki Kaba ñëw États-Unis foofu Mar Abou topp ci ginnaaw nga nekk ci ginnaaw Mar Abou te ne révolutionnaire nga waroon teppi lëfal ndeyam foofu noonu ñu xam ni Ousmane Tounkara mi kat guerrier la topp ci ginnaaw Sidiki Kaba waaye xaw ma lan ak lan loolu bu doon Galsen Sidiki Kaba jour boobu waxatuñ ko de bu jour boobu bu doon man billaahi waxatuñ ko du ma ko li Mar Abou def sax tane na mais man mooy loolu leneen la ñuy wax du ma gis ay dooméram de la République des comploteurs ay Aly Ngouille Ndiaye ay ministre de la justice nu mu tuddati le chat là ba pare ma ciy bàyyi noonu mu sedd Ousmane Tounkara de grâce game over nañu bàyyi fobi même boo fekkee da ngay liggéey ci suuf ak waa 1 million ak xeex bi ñor la yaa moom 1 million kenn du ko xëccoo ak yow 1 million bu dee dëgg la si c'est sincère yàlla na prospérer mais conseil bi nga xam ne moom nga ci war a jëlee nga xalaat sa jabar parce que lii gàcce la bu ko déggee gis ko gàcce la ci moom bu yow bu fekkee ne doo rus xëy na moom dina rus ak say doom yii dafay des nga def retrait waaw nga bàyyi sa surga boobu Fadel Dieng di live moom waaw parce que gis nañ ni moom bu live du kenn du ko seetaan il est obligé dem ne Ousmane liveal ma dugg gis nañ jël yëpp gis nañ lépp dem Sénégal ñëwaat dara dañ fa deful booy wax di minimiser nit ñi mel ni ku ñu seexal ñun duñu seeni doom maa ngi fermer parenthèse boobu parce que parenthèse rek la woon dootuma wax ci 1 million musuma ko def pour la première fois Galsen liveal un petit mani bon nuñ ko xatee activiste waaw entre parenthèses pour la première fois man je ne parle pas des gens je parle des idées su ma livealee nit rek day doomeraam yu mel ni Coura Macky la ay Mame Gor Diazaka Gaston Mbengue ñooñu laay toog di xorom lu bon di def ci ñoom lu wér parce que ñooñu ñoo fi nekk di liggéeyal Macky Sall mais man duma fi nekk di liveal ay xawma kan ak kan waaw loolu noonu nag nga wax Assane Diouf waaw na nga ko tuub publiquement loolu rek laa la ci gaaw yeneen yëpp garaawul kooku sa saay bopp la mais le fait que nga taxaw Coura Macky déjà du ma wax ak moom te buñ sekkoon wax muy waxu li Assane Diouf doon wax naa ne ko mais pour wan la ni dafa faux sax 2STV fii buñ ko fi laajee ci Assane Diouf pour wane ni dafay soutenir Assane lu mu wax dafa soutenir Assane mais Coura Macky di wax ngay pat-pati bëgg a minimiser Assane nan noo man ak Assane duñu benn ko du ngeen mës a doon benn nag Assane du moroom Assane du maas dignité la nekkee ci prison ba ngor dignité waaw malgré que nit ñee ko doon jox buñ ko joxee mu jël de mais Assane du tàllal kenn loxoom waaw kooku mooy Assane maa ngi jégalu nag wér mais il fallait que ma vidéo xamal leen ne leen que bu ngeen ko demee di ko interpréter comme ni ngeen koy defee dañoo afa am ay bojo ay jalousie nee naa leen man awma lu may jalouser doomu aadama ñi may ñee di leen jalouser mooy ay Aline Badara Mbuub ay Lamine Gueye Ndiaye ay madame Mayga Fadi Saw Wësam gaa yi nga xam ni fu ñu wootee ñu ngi ci terrain bi ñooñu nga xam ne fu ñu wootee ñu ngi ci terrain bi ñooñu laa ñee ay Guy Marius Sagna ñooñu de ñee naa leen
waaw mais di toog di taal sa bopp sama loxo jot na sama ginnaaw yooyu yëpp wax dëgg yàlla mooy loolu quoi man de wax dëgg yàlla su ma waxee rek te yàlla tax sama loxo jotul sama ginnaaw mais nag am naa dignité maa ngi liggéey ak sama ñaq di dundal sama njaboot di faj sama njaboot metti na mais noonu laa dund tëddee waaw sant yàlla dañuy sant yàlla dignité yombul ngor yombul maa ngi jégalu donc Ila Touba laay ñëw Ila Touba maa ngi gis yenn mbaam yi maa ngi gis yenn mbaam yi taxaw naan waaw Macky am na deuxième mandat comme Serigne Mountakha ñaanal na ko waaw xawma lan gis nga yooyu yéen la engagé yéen politiciens déguisés yi loolu yéen la engagé wul keneen waaw bu ngeen fi bëggee toog naan xawma Serigne Tivaouane ñaanal na ko xawma kële ñaanal na ko mais et puis quoi Ablaye Wade ngeen jàpp ne Tivaouane ñaanalu ko woon Ablaye Wade ba mu daanoo Touba la njëkk a jubal ba pare dem ci Serigne Mansour parce que ba mu faloo nee na noonu la defoon ngeen di nax seen bopp rek te autoroute boo xamante ni Chine moo ko moom dañuy waxante dëgg ngeen jàpp ni nit ñi ñu ngi doon dem Touba bu màggal xewul dara xewul wax dëgg yàlla ñun dañ daan dem Touba sans problème bu dee du màggal Touba la wax de du kasu rajab dañu daan dem Touba sans problème 400 milliards yooyu 400 milliards Touba amul usine amul lenn jënd ak jaay doo nga fa am mais ñaata projet nga fa mën a investir ndaw yi am xëy ñaata dañu waxante de 400 milliards man de 200 milliards bu ñu ma ko joxoon ma dugg biir Touba lu mu dee genn wàllu ndaw yi dinañ am xëy dootul aaju kenn di bàyyi Dakar di génn naan da ngay di bàyyi Touba naan da ngay génn di uti xëy Touba amul xëy dóor moo fa xew Touba dóor moo fa am ay gaa yoo xamante ne dañuy ñëw di seexlu di dóor kese toog muy dox loolu moo am Touba mais liggéey amu fa à part jënd ak jaay liggéey amul Touba ñu defal leen autoroute boo xam ne déjà du pour Touba autoroute à péage bu jëm Touba la mais kan moo leen wax pour waa Touba la kan moo leen ko wax dañuy wax di dëgg avant autoroute bi di am dañ daan dem Touba sans problème màggal Touba bu amul màggal buñ fi màggalul gars yi màggal nañ amul ku mës ne man yoon bi xat na ba yegguma amul man bu dee danga fay def benn fan en plus de ça autoroute bi da ngay fay autoroute bi da ngay fay yokkaat coono nit ñi dañ waxante dëgg Macky n'est pas intelligent ñii taxaw nag di ko tàccu naan waaw Macky ay projet inutile rek ay yoo xam ne amul benn njariñ dañoo waxante dëgg autoroute boobu Karim Wade bi mu ko fi bëggee def nekkul woon péage sax du woon sax péage waaw maa ngi ñëw léegi ma pare 400 milliards nga ñëw sànni ndeem ci mbedd bi may wax ñu naan ay sëriñ mani gis nga man de man laa wax su ma toogoon ñu dégg ñu ne sëriñ Mountakha wala sëriñ Bass nee na sëriñ bi joxe na ndigal nañ votel Macky Sall yàlla xam na ni votelu ma Macky Sall te du te dindi sama gëm sëriñ Touba dara du ko dindi ci dara laa wax yooyu ay murit ndigal ci lu neex suñu borom guddi yuñ toll votel Macky Sall safaan la ndigal ci lu neex suñu borom man kenn du ma jox ndigal ci loo xam ne neexul suñu borom du ma ko def ak koo mën a doon moo xam ci yow laa sukk jébbalu moo xam sukkuma jébbalu ci yow Serigne Touba de xoolal xaside yi mu bind ba fi moo gën yenn sëtam yi fii barke Serigne Touba waaw Serigne Touba xaside yi mu bind ay masaalikul jinan tas da istixaar mais dem tënku ci di jàng di jëfe loolu mu wax di jëfe li mu bind ci xasida yi ak axiru zaman dem leen tëji
dem leen tijji xaside bu ñuy wax axiru zaman ngeen gis dénkaane ci yi ci Serigne Touba di dénkaan ba ci tubaab bi suñu digganteeg moom ref maanaam impérialisme Serigne Touba bind na ko tey ban sëtam ngeen gis mu toog fii di ci wax bëriwul. man yëfu seytaane yooyu man Serigne Touba kenn ëppali wuñ ci amul mbàkke bu ñu ëppali ci Serigne Touba ba muy dem géej ñépp la demal géej kulli nafsin la wax ñépp la demal géej waaw toog nag yow fekkee la ci boole ah maa ngi ñëw waaw kaay duggal voilà da ngay yem benn place nag dégg nga ndigal man dañuy liñ daan xam ci ndigal ah dem leen saraxe nangam diw de wala hôpital bi nangam la ay garab amu fa jox nañ leen ndigal dem leen jaayante garab yi nit ñi di faju gratuitement yooyu ndigal de wax dëgg yàlla lu ñuy reyante la waaw di laal suñu poos di joxe mais ay votel mu kooku seekuma ko doomu aadama maa ngi suma xelu bopp ku ma neex laay votel sama sëriñ bi ma jébbalu bu newoon moom candidat la gisuma programme am voteluma ko yooyu lañu war a dépasser yooyu dañ ko war a dépasser honnêtement waaw ay ndigal ay sëriñ xawma sëriñ Mbay si nee na Macky kon lépp leer na yéen xanaa yéen wér ngeen te bu ngeen demee ginnaaw kër sëriñ Mbay si wala ginnaaw kër sëriñ Muntaxa am na ñu fa dul lekk ba suur ñu ngi ci ay jafe-jafe Tiwaawan pauvreté baa ngi fa Touba pauvreté baa ngi fa demal Yoof Kaolack ngeen foo ne ñooñu buñ tax ñu dugg ñuy wax loo xam ne sax dañuy jàpp ne kii dafa ñàkk teggin wala la da ngay génn de noppil donc dama bëgg rek ngeen bañ a daanu ci piège yu ay man ndigal jëfe kooku kuñ ko wax tamit xoolal yow jëfel sa ndigal rek te bañ cee engagé kenn quoi waaw ku jëfewul ndigal doo murit nag kooku bu yaboo mais Serigne Touba moom Serigne Touba Muhammadu Rasulullahi bañ tuddee ko xaadimu rasul liggéeyal Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ko taxoon jóg waaw mais pas ay nit ñoo xamante ne ay valet de la France ay Macky Sall su doon Ablaye Wade wala yeneen président sax ñoo xam ne amal nañ njariñ seen réew mais koo xam ne mu ngi toog di tëj sénégalais yi mu ngi bunu xataal sénégalais yi kenn bëggu ko ngeen bëgguñu ko ci bañ amul Serigne Mountakha amul Serigne Mbaye Sy ku ci joxe ndigal billaahi di nga am gàcce ndax sénégalais yi déterminé wu nañ waaw Alaaji Maalik ña koy gëm nañ ko ba pare bind na bafi tey siir yaa ngi fi mën nañ ci dem tënku keneen ku fi jàdd yoon nag naan da ngay toppal Macky yow la engagé de mais ñun engagé wuñu donc beneen point bi bon su ma juumul loolu woon affaire Khalifa Sall bi bon le délibéré bi yóbbu nañ ko ba le 3 su ma juumul mais nañu xam ne ak Macky Sall moom tant que ñun déterminé wuñu gën koo déterminé laa wax tant que ñun gënuñoo déterminé Macky Sall li ko mandaam bii jaral bañ ci juum naan ay une mandat nañu jaral lu ko raw ba une mandat doonaat un mandat nañ ko jaral de sinon buñ ko bàyyee nii justice bu bon bii fi ne paa yi nga xam ne retraité nañ dee moo leen dese ñu nekk ci di xëccoo ay privilège justice bi day tëj Khalifa Sall te duñu bàyyi Karim Wade mu dugg si combat boobu ñun nag ñoo ko war a mëne
di jaajëfal nag Ousmane Sonko ak Barthélemy Diaz li ngeen def barki démb neex na ma trop fin bi la xaw a yàqoo rek mais beneen yoon mooy dàq ndax gars yi keroog laa xam ni révolution bi lu mën a nekk la te lu yomb la jour boobu am na nu Ousmane Sonko ak Barthélemy doon comporté woo rek mën naa ne jour boobu révolution bi da doon tàq waaw xëy na Ousmane Sonko nag dafa jub ba mu ëpp waaw dafa jub ba mu ëpp mais man bu doon man wax dëgg yàlla foofu daa fa créé loo xam ne tey nit ñi jour boobu di nga gis kuy seetaan live yi daw tëj place am ne acca nañ dem révolution bi tàq parce que ay détails mooy indi révolution mais pas toog tëju ci panel naan non dañuy def nii dañuy def déedéet keroog dañoo improviser te loolu ñu improviser rek am na luñ ci jàngat te beneen yoon révolution dëgg bi dañ koy improviser incha allah waaw pourquoi pas buñ fi nee Khalifa du bokk pourquoi pas buñ nee Khalifa Sall du bokk Khalifa Sall yi nañu dex waa kër Khalifa nañu déterminer niñ koy bindee ni mu yombee noonu naan Khalifa day bokk par la force ñu gëm ko wàcc sur le terrain ñu fekk si leen si ñu xeexandoo ko ne Khalifa dafay bokk par la force bu ngeen ñuy rey leen ñu bu ngeen ñuy tëj leen ñu mais fii duñ fi jóge bu jaree ñu def doom cour suprême ñu def ko doom loolu laa gëm mais toog ay non ñun dañoo civiliser du ñu yàq ak ay alal yi ñoo ko bokk ak fii loo fi def yërmande la waaw man li ma bëgg sax ay cour suprême yooyu yëpp tubaab yi tabaxoon fi ñu màbbal ndey lépp tabaxaat yu bees tàq waaw am nañ ay architecte yu wóor xaalis baa ngi fi pétrole baa ngi fi voilà man loolu laa gëm combat bi foog ñu déterminer ba tax na le 6 bii ñu woote déggal ma naan le 26 bii di ñëw incha allah na gaa yëpp takku nañu takku ba du dëgër wàcc sur le terrain yi jaayante waaw le 29 aussi dégg naa waa 1 million dañuy def marche aussi na ci gaa yi def maa ngi jéggalu si jaar ñëpp di bëgge ñëpp di leen ne seen mbokk la woon Galsen dama xaw a sonn nag dama xaw a sonn mais am na yu bëree bëri yu ma war